mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias benn waxtu jot na bisimila ci xibaar yi li ci gën a fees mbiram politique lañ koy doore ak Macky 2012 sagar ma ngi fay xeeñ ñaari wàll ñooy jàmmarloo ñu ànd ak Moustapha Fall ci ak Abdoulaye Faye ba tax na sax ñoom ñaari wàll yëpp ku ci nekk amal nga sa conférence de presse ci benn bërëb bi di leen ci ànd ak Soxna Fatou Bintou Konté ci ligne bi ci jamono jooju moom tëngee ñi ànd ak Badara Mamaya Sène mere lool mouvance présidentielle bi rawatina Macky Sall ak ni mu doxalee ci investiture yi ñoom jàpp ni daal la leen waroon a jox ci ay place amun ko rawatina soxna si nga xamante ni moom moo jiite kuréel gi loolu nag ci jamono joo xamante ni Macky Sall rek mi ngi rëq ndig ñi nga xamante ni daal jëfewu ndigal lim ne woon dañuy ànd rek ci investiture yi lu ko mooy dañ leen teg ay daan ca France moom parti socialiste it ay jafe-jafe lañ fa nemmeeku ndax Ousmane Tanor Dieng moo génne benn circulaire di kayit goo xamante ni dafa tabb bureau politique bu bees loolu nag ñi nga xamante ni daal ñoom ñoo nekkoon ca boobu parti jiite woon bureau politique boobu ànduñ ci ba tax na daal nee nañ di leen ñoom it defante ak direction parti bi ci wàllu woowu bu dee nag ci mbiram tasum xabaar fii ci Sénégal waa conseil des diffuseurs ak éditeurs de presse ñoom mere lool kilifa yi rawatina rek bi nga xamante ni daal dinañ adopté ci commission technique bu assemblée nationale li di code de la presse bi nar a yóbbu mbir mi ci plénière ayubis bee ñu dëgmal ñoom nag li leen métti mooy dafa am ay coppite yoo xamante ni nemmeeku nañ ko ci këyit googu te loolu daal àndul woon ak li nga xamante ni daal moom lañ àndoon ak gouvernement bi ci wàll woowu dinañ ci am gan sax di Ibrahima Khalilou Ndiaye moom moo jiite SYNPICS di kuréelu tasu xabaar yi fii ci Sénégal mbokk yi su ngeen taaxee lu ñu yaatal xibaar yi. mbokk yi dal leen jàmm xibaar yi ni leen ko waxee dañ koy tàmbaleeg mbiram politique ak jafe-jafe gi nemmeeku ci Macky 2012 coalition bi nga xamante ni ñoom ñoo àndoon ak Macky Sall ngir rek ñëw ci pouvoir bi tey jii nag amoon na conférence de presse boo xamante ni Moustapha Fall ci woote woon nag wante dafa mel ni rek moom Moustapha Fall ci am na ñu jóg ngir contesté jiitam ci Macky 2012 boobu ñu ngi koy wax Abdoulaye Faye Fatou Bintou Konté yaa ngi ci ligne bi ginnaaw bi ñu la nuyoo ndax mën ngaa dellu si ci xew-xew yi. waaw maa ngi lay fay Chérif comme ni nga ko waxee rek tey nag moom Macky 2012 dañuy woote woon conférence de presse Abdoulaye Fall Moustapha Fall ci jamono ji moom moo woote woon conférence de presse ñu ñëwoon fa wante ba ñëwee ba ca conférence fa gis nañ ni daal jafe-jafe yu metti am na fa dissidence lañ ko mën a tuddee parce que ñenn ñi li ci Moustapha Fall ci doon wax ci conférence bi ne moom ànd naag Macky Sall ci ni mu defee coalition ni mu defee élection législative yeeg yooyu noonu ñoom d'accord uñu ci lépp lu Moustapha Fall ci wax jamono ji ñoom nee nañ jàpp nañu ne d'accord uñu ci ba sax amoon jot na ci am ay jàmmaarloo sax ku ci nekk sax di ci bëgg jàppanteeg sa morom wante bu ci mujj ca cappaandaw ga ñaari conférence de presse sax a mujj am ba Moustapha Fall ci pare ñeneen ñi def seen conférence de presse ñoom nag jàpp nañu ne Moustapha Fall ci jamono ji li muy coordonné Macky 2012 baaxul ndax jamono ji lépp lu mu ñàkk moom Moustapha Fall ci moom moo leen ko teg ba tax ni élection yi amuñu benn candidat ndax ku ci nekk da nga présenté si ay liste ba président de la république mujj koo rejeté lépp ci Moustapha Fall ci te jàpp nañu ne ñoom jamono ji faaw na ñu xoolaat li nga xam ne moom mooy coordination bi dàq Moustapha Fall ci moom Moustapha Fall bañ ko ca laajee ne dafa ne moom du tontu ñooñu ndax jamono ji la ko yitteel mooy li nga xam ne moom mooy bennoo ñëpp ñu nekk fii ci Sénégal def benn tournée bu mag benn ànd ak ñëpp bennoo ñëpp ñu nekk fii Sénégal ngir ñu mën a jàppale Macky Sall ci élection 2012 yi élection législative yi di waaj a dëppmal la ñeneen ñi nag ñoom Abdoulaye jàpp nañu ne balaa ngaa raxas kër kenn raxas sa buntu kër ba pare. Fatou Bintou Konté ñu ngi lay sant di leen gërëm di leen jël si waat ci loolu ci élément suñu édition ngoon yi 19h wolof 20h France ñu des ba léegi ci coowal politique ginnaaw investiture yi nemmeeku na nag ni président Macky Sall jël na ay sanctions teg ko ci ñi nga xamante ni dañoo créé ay liste parallèle war rek ñu jëfee li nga xamante ni daal sàkku woon ci ñoom loolu nag terewul ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ca Tëngéej ci bokk ci mouvance présidentielle bi ànd ak Badara Mamaya Sène ñoom daal métti lu noonu trop daal ñàkk teewaayu soxna si nga xamante ni moom moo jiite kuréel gi foofu ca Tëngéej ci liste yi ba tax na sax ñoom daal ñi ngi sàkku rek ñu joyante lu ni mel bu fekkente ni sax bëy yëy na mbuus ñu ànd ci ak Ousseynou Thiam Bira Diagne. gannaaw ñenn ñi tàmbalee sanctionné ci lii di mouvance présidentielle bi taxawul nag ñiy mer ci investiture yi di wane seen bopp fii ci diwaanu Tëngéej gannaaw waa AFP ñii di waa ARC di Alliance républicaine pour la citoyenneté bu Badara Mamaya Sène ñoom ñoo fësal seen naqar. dañu am déception dañu am mbetteel bu rëy sax. et c'est pas la première fois ñu am mbetteel bu mel nii mais bii ñu am ni dafa xaw a rëy surtout nag ñun jigéen ñi parce que lii xalaatuñu ko woon ne ni dañ dem ba ci biir même déjà poste bi ñu jox sax du poste bu ñu gënal
te du poste bu ñu mérité parce que parti boo xamante ne da nga nekk ci parti ñun duñu mouvement parti lañ am 8800 voix ci Tëngéej bu fekkonte ne góor taxul kon war nañ mën a demal suñu bopp. mu doon ay ndaw ak ay jigéenu ARC nag ne seen ànd ak lii di Benno Bokk Yaakaar gisuñu ci benn yoon seen bopp. waaw taxawaay bi ñu jël mooy mënaguñoo wax ba taxawaay nangam mais l'heure actuelle daal am nañ lu ñu naqari am na lu ñu metti li ñuy interpellé na ñu ngi koy interpellé président Macky Sall ma ne ñu àndal ci ñi nga xamante ne ñoom lañ dem fekk ji ci coalition ñoom ñu responsable ñoo ñu war. gannaaw seen génn boobu yooyu militant ARC na nag ñi ngi xaar lii di ay directives yu tukkee ci lii di seen direction parti ngir xool nag yan taxawaay la ñuy am jëm ci lii di élection législative yi. beneen jafe-jafe ngi nii bu nemmeeku ci parti socialiste section ba nekk ca Tugal France ñoom nag àndun ci circulaire bi nga xamante ni njiital parti bi di Ousmane Tanor Dieng génn na ko ngir rek fal bureau politique bu bees ka jiite woon bureau politique ba foofa ca France nag di Malick Youm moom ak ñi mu àndal naqarlu nañ ko ginnaaw bi ñu doon jàkkaarloog taskatu xabaar yi foofa ca France nee nañ tamit àndun ci dogal bi nga xamante ni daal moom Ousmane Tanor Dieng jël na ko ngir rek soppi direction parti bi foofa ca France. Ibrahima Camara. parti socialiste ne si xiiro ak ngaayoo militant yu si mel ni Malick Youm yàgg lool si parti bi bañ ab circulaire bu Ousmane Tanor Dieng rëdd ba tëdd sa naaj wa ndaxte kookee dafa tànn ay nitam ngir ñu jiite leen ci parti bi ci seeni kàddu. parti socialiste fii France depuis 2009 dañu nekk ci ay jafe-jafe 2009 ba 2017 Ousmane Tanor Dieng ñëw na fi ay fukki yoon ci yoon yi fi ñëw yëpp lijjantewul problème parti bi mu toog ba mu nekk mu xëy jël benn këyitam bind ci ay nit ñu ko neex ñoo xam ne bu leen nee gauche ñu ne gauche bu leen nee droite ñu ne droite mu ne ñooñu la fal pour ñu yore coordination bi ñu fàttali ko nag charte parti bi am na loo xam ne nanguwu ko moo tax ñu génne ci coordination boobu nga xam ne daf ko falte këyit rek laal ko te coordination boobu il y a même pas 20% des militants du parti. militant socialiste yooyu ne daanuñ ko defante ak Ousmane Tanor Dieng ak i nitam te it ku si mel ni yaay ami moom bokk na ci liste Manko Taxawu Sénégal bu Khalifa Sall ba noppi fas yéene xëccoo ak Benno Bokk Yaakaar si législative yi ñu dëgmal. li ñu mën a wax mooy lu ëpp tuuru parce que parti politique du mbootaay boo xam ne dañuy ñëw rek teg musique bi fecc dem seen nit ñi dem seen yoon boo xam ne kenn yoru fa poste. parti politique la ñu nekk donc parti politique day structuré ñun du ñu APR parti socialiste depuis Senghor la woon te depuis Senghor ni parti bi di doxee ba léegi noonu lay doxee. Ousmane Tanor Dieng bëgg a jël mbooloo parti socialiste yëpp ak li ñu toll bëgg leen dugal ci benn wagon lonk leen ci locomotive Macky Sall te xamuñu fu mu ñu yóbbu mais ñun ñu ne ñoo bañ duñu dugg ci saxaar soosu. yeneen i section yu parti socialiste pënd ba wëreegul ñaari camp yi di xëccoo parti bi fii itam si France ku si ne di àdduni moo yor légitimité. Maître Ousmane Ngom moom jiite coalition bi di Sénégal ca kanam jàkkaar na moom it ak taskatu xabaar yi ngir waajal rek élection législative yooyu moom nag li mu bëgg ci Sénégal mooy ñu amal fi li naan démocratie économique ndax jàpp na ni daal coow leeg xiiro beeg ngaayo bi mënut a jëmale am réew ca kanam nee na it daal gis na ci listam boobu daal bépp xeetu sénégalais boo xamante ne daal yaa ngi yëngatu ci réew mi ak foo mën a yëngatu li am solo rek mooy jiital Sénégal di sa préra. et la prise en charge. Sénégal ca kanam coalition bi ànd ak maître Ousmane Ngom fas yéene teew ca assemblée nationale ki fi nekkoon ministre de l'intérieur jamonoy Abdoulaye Wade gis ne Sénégal noppi na ci démocratie politique fi mu war a jublu mooy démocratie économique. gis ngeen ni koom-koom bi ñu bari lañ ni ci Ndakaaru la yem wala boog ci dëkk yu mag yi la yem mais il faut que mu dem ba tas ba àgg ci dëkk yëpp. àgg ci gox yëpp àgg ci catégorie sociale yëpp loolu nag mooy démocratie économique bu ñu amee croissance am développement am émergence te ñëpp gisuñu seen bopp te àggul ci ñëpp loolu mën na indi musiba mën na indi jéyee. Sénégal ca kanam coalition bu féetee ak nguur gi lan moo tax àndul ak Benno Bokk Yaakaar. J'ai dit l'autre jour que l'opposition même si elle veut s'unir avoir une seule coalition. waxoon naa ne opposition bi sax bi bëggoon def benn coalition loolu du mën a am te loolu boo leen seetloo moo am tey jii
lu tax kon majorité présidentielle bi war a dankaloo ci benn coalition loolu amul benn stratégie loolu moo tax ñun ñu xalaatoon li ñuy wax majorité plurielle mooy camp présidentiel bi mën a yaatal électeurs yi ba pare mën a am ay vote yu bare. Dans le camp présidentiel, ce qui nous permet de ratisser le plus large possible et de recueillir le maximum de suffrages. pétrole ak gaz bi feeñ Sénégal ndaw ñi mën see liggéey fexe région yi suqaleku maître Ousmane Ngom àdduna si Sénégal ca kanam mbébétam mooy représenté ñëpp ñu yëngu ci koom-koom ci réew mi ci assemblée nationale. ñu wax lu soxal code de la presse bi démb na commission des lois bu assemblée nationale yóbbu na ko ca commission boobu càmbar nañ ko li ñu xamal nag mooy daanaka député yëpp ànd nañ ci ñu yóbbu war a yóbbu mbir mi nag ci plénière ayu bis bii di ñëw ngir su ko defee ñu mën ko voté wante nag waa CDEPS di conseil diffuseur ak éditeur de presse yi nga xamante ni daal moo ëmb patronat bi ñoom am na lu leen métti ci mbir mi ndax jàpp na ni ay coppite nemmeeku nañ ko ci te wuute ak liñ tënkoon ñoom ak gouvernement bi ki nga xamante nag mooy Mamadou Ibra Kane moo yëkkati kàddu yu ni mel ñoo ànd ci ak soxna Maymuna Njaay at ñuy def ay lël di amal ay waxtaan sottante xalaat ngir xool ana code bu bees bi nga xam ni moo jëm ci kër tasum xibaar yi nan lañ koy yeesalaatee fi mu toll nii dem nañ ca commission des lois bi nekk ca pencum ndaw réew ma wante ba léegi njiital CDEPS nee na dafa am lu des. ñu ngi ñaawlu ne gouvernement bi eggul fu mu waroon egg parce que balaa mu koy jébbal assemblée nationale daf ñu ko waroon jox ñi nga xam ne ñooy acteurs des médias dégg nga ñu ne yéen document bi ngeen def de ñun d'accord nañ si wala am nañu daal ay changement yu ndaw yi nga xam ne bëggoon nañ ko si def. Mamadou Ibra Kane yokk ci ay yeneen rëq-rëq. mooy dafa am benn télévision bu nga xam ne mooy société nationale muy la RTS moom mooy capter publicité bu ëpp ci médias yi ci télévision yi ñu ne nag comme moom média public la ñun sénégalais yëpp ñun ñoo koy financé si ñu lempo ak yooyu donc kooku nañu fexe li nga xam ne moom moo jëm ci mbirum publicité ñu wàññi ko ndax entreprise yi nga xam ne ñoo nekk ci privé bi ñoom tamit ñu mun a viable économiquement. bu fekkee ci lu aaju ci li jàmpoon nag foofule ci ponk boobu Mamadou Ibra Kane nee na nguur gi li mu waxoon def na ko foofu wante bi ñu seetloo ba léegi ñeenti jéego képp lañ ci amagum. léegi loi bu bees bi bu fekkee adopté nañ ko képp ku amul diplôme da nga doo mun a exercer comme journaliste. ñaareel bi mooy Sénégal amuñu woon entreprise de presse amul woon statut bu nga xam ne dañ ko jëbal entreprise de presse. tëralin bu bees bi nga xam ni dafa am lu ñu war a soppi ci code bi jëm ci tasum xibaar mi dinañ ko yóbbuwaat ca pencum ndaw réew mi ñaar fukki fan ci weeru juin bile wante ba léegi ñi nga xam ni ñooy yëngatu ci presse bi rawatina ñi ñu duppee éditeur ak diffuseur nee nañu seen xel dalagul ba léegi. ci noonu am nañ fi gan di Ibrahima Khalilou Ndiaye moom nag moom moo jiite SYNPICS di syndicat journaliste yi fii ci Sénégal Ibrahima dégg nga li Mamadou Ibra Kane wax est-ce que yéen it loolu ngeen nemmeeku coppite ci code de la presse bi ñu adopté démb en commission ci assemblée nationale. jërëjëf Chérif maa ngi lay nuyu di la fay di nuyu mboolem téléspectateur TFM yi Sénégalais yi ñuy seetal ak fu ñu mënte nekk li may wax rek mooy damay ci ndorteel rafetlu jàll projet code bi commission parce que quand même projet code bi yàgg nañ ci wax keroog tamit bi gouvernement adopté conseil des ministres dañ ko saluer tout en marquant des réserves tey sax CAP war nañ def amal réunion maanaam coalition des associations de presse ñi nga xamante ne ñoo ànd bokk benn xeex bi te mu regrouper les associations les plus significatives ci biir fàll boobu tey sax amal nañu benn daje ginnaaw juma bi bu soobee yàlla waaye li ñu waxoon ñun mooy à l'époque keroog bu mu jàllee conseil des ministres mooy dañ ko rafetlu parce que quand même c'était un pas à franchir. mais amoon ngeen ci xel ñaar. amoon nañ ci xel ñaar parce que xamuñu woon exactement lan la ëmboon fekkee amul aussi luñ ci yokk mbaa luñ ci rocc ci ginnaaw dëggam
texte bi c'est un texte consensuel bi nga xamante ne dañ ko waxtaanee woon lu yàgg toog donc il était question pour que dernière version bi balaa ñu kaa yóbbu assemblée nationale balaa ñu kaa jébbal gouvernement bi ñu wax ñu partagé ko avec comité scientifique bi ajout ak modification yi mu ci indi sous l'égide du ministère de la communication mais dafa jékki-jékki rek dem fële doonte sax defoon nañ lool rafetoon nañ ci njort mais nag marqué benn mais parce que on ne sait jamais parce que mën na am mu am pièce ci biir mbaa leneen. mais boobu la ni nan taxaw ci mais boobu est-ce que bin adopté dem conseil ñu xam ne mooy commission des lois bi est-ce que méngoo na ak bi nga xamante ni yéen moom ngeen amoon. waaw man dama ne méngoowul globalement l'esprit est là mais am nay disposition mbaa yenn recommandation yi nga xamante ne je pense que waroon nañ ko mën a gën a saytu gën a tenir en compte proposition professionnelle yi. muy la mais maa ngi si ñëw léegi mais damay wax ne rek tey ce matin rek am na ku ma jot ministère de la communication nee na ma suñu revendication yooyu ñuy wéy di wéyal ba léegi daañ ko tenir en compte si plénière bi si commission bi démb balaa moo egg plénière bi le 20 par exemple boo xoolee lu mel ni statut journaliste dañ ne képp kuy journaliste ci code bu bees bi mooy ki nga xamante ne dafa am licence ak pratique professionnelle de 4 ans yaakaar nañ ne 4 ans ëpp na bu amee licence mën nañ la même bu dee jàngoo école jàngoo journalisme à la base mën nañ la tàggat ci métier bi 2 ans dans une rédaction de la même façon aussi war nañ jël en charge ñi nga xamante ne te loolu defe naa fàttale tamit ñi nga xamante ne def nañ 10 ans ci maison de la presse yi même bu ñu amul woon diplôme bi war nañ mën a jàll facilement devant une commission de validation des acquis te loolu tamit dafa mel ne comme omission la boo xoolee tamit boo demee ci article 144 ci wàll bi ñuy waxee ci octroi de licence yi dañuy tere parti politique am dañuy tere alliance parti politique am ba groupe parti politique ba ethnie mu am fréquence muy télé muy rajo mais yaakaar nañ ne tamit loolu waroon nañ ko élargir ci yenn confession religieuse yi parce que tey dafa bëri ay rajo ak ay télé confessionnel or ñun am nañu benn unité bu ñuy préserver am nañu benn cohabitation bu ñuy préserver defe naa ne objectif rajo mbaa télé warul nekk orientation confessionnelle loolu tamit war nañ ci bàyyi xel et je pense que les législateurs c'est-à-dire maanaam députés yi doivent aller dans ce sens pour ñu approfondir loolu boo xoolee tamit article 190 par exemple si wàll rajo communautaire yi ça parle dafa mel ne comme day def distinguo entre journaliste ak agent buy travail rajo communautaire c'est vrai que rajo communautaire yi mën nañ employé ñuy jëfandikoo ñi nga xamante ne duñu ay journaliste mais tamit journaliste ñi nga xamante ne journaliste la dëggantaan mën na choisir dem liggéeyal rajo communautaire donc tamit loolu war nañ si bàyyi xel ñu raisonner en termes de professionnel des médias qu'autre chose fu may daanale rek mooy sanction financière yi parce que ndegam nee nañ code bi ñun dañoo fexe pour ñu dindi question dépénalisation bi pour ñu maximiser chance yi code bi jàll ndegam ñi dañ newoon ne journalistes yi dañuy naan bu leen dara jot dañ def lu leen neex mbaa wax lu leen neex entre guillemets fekk dara lu leen si fekk nañ fexe ñu génnee question boobu pour yeneen disposition mën a appliqué wu mais conséquence dépénalisation bi bu amoon mooy ay sanctions financières yu metti yi nga xamante ne sax mën nañu remettre en cause la survie de l'entreprise de presse ndegam léegi dépénalisation amatul journaliste mën nga ko yóbbu yoon juridiction ordinaire ba léegi defe naa ne sanction yi tamit dafa jéggi dayoo tamit ba léegi war nañ ko xoolaat à la baisse donc ñun je pense que liggéey bu ñu war a def tey balaa moo egg fële plénière mooy continuer pour ñu amee modification parce que amoon na ay modification conseil des ministres amoon na ay modification si commission bi war na mën a am ay modification balaa plénière ay amendement nga jàpp loolu député yi ñoo ko mën a def mais député yi ñoo ko mën a def mais en parfaite intelligence avec les professionnels ñun mën nañ leen suggérer par rapport ak lii nankat wane prouver que ça c'est pertinent pour askan bi pour presse bi mais est-ce que yéen waxtaan ngeen ci ak député parce que gis naa président groupe parlementaire Benno Bokk mu jaxate nee na code bu bien la apprécié na ko est-ce que jàpp nga ni ñoom député yi dinañ ci yokkaat dara ni ngeen ko bëggee yéen man defe naa yëpp waxtaan la rek ça dépend nu ñuy waxtaan ak ñoom ak plaidoyer bi je pense que am na ci suuf te puis du lépp lañ mën a mettre sur la place publique mais code bi baax na
mais lépp lu baax tamit war nañ ko toute œuvre comme œuvre humaine la mën nañ ko gën a baaxal c'est perfectible donc je pense que dañu mën nañ continuer diggante xàcc ak doolu neex a ñes tamit te dund bu sotteegul tamit. mais délai yi aussi dafa gàtt parce que loo xam délai yi gàtt na presque 10 ans ngi ni ñu wax ci code de la presse ñu egg ba ci war a adopter lii. xam nga est-ce que loolu c'est pas trop tard ça déjà. non c'est pas trop tard je ne pense pas xam nga loolu yëpp lu ko waral rek mooy bu doon dernière mouture bi commission scientifique bi defee ministère de la communication woo nañ benn rencontre rek ñu partagé ko rek une dernière fois mënoon doon lii parce que ñoom lañ ko jékki-jékki yóbbu conseil des ministres adopté ko je pense que démb moo am une semaine bi code bi eggee assemblée nationale bi fi eggee wax nañ ñun que le 15 lay jàll commission le 20 mu jàll plénière donc xam nga loolu gàtt na mais def nañ lu ñu def mënoon def pour am code bi d'abord pour xam lépp lu si biir lépp lu mu ëmb ñu xool aussi fekk suñu espoir yi suñu attentes yi si elles n'ont pas été trahies loolu yëpp ñu saytu ko ñu xool yeneen yi geneen balaa ñoo mën a def ay proposition dem ci nit ñi mais je pense que comme ni ñu naan duñ bu sotteegul rek du neex a ñesi mën nañ continuer ba léegi di wéy di def plaidoyer ak lobbying. mais est-ce que du contradiction aussi parce que yéen a doon sàkku ñu adopté ko boobu ba léegi ñu dem ba ñi ngi presque ñi ngi ci njeexintal lii su ngeen di génnaat nañ ko xoolaat nañ kii waat est-ce que finalement du ngeen xaw a toll nii dépense mënatuñ dellu ginnaaw lu si am ba am mooy dañuy fexe ñun suñ képp laa kàttan pour ñu adapté ko mais aussi ñu maximiser chance pour ñu tenir en compte préoccupation professionnelle yi te loolu defe naa ne ba léegi c'est pas trop tard mën nañ toujours continuer di wéy di ko lii ba pare aussi man par exemple man syndicaliste la booy xëy di laaj benn affaire mën nga ko am mën nga am genn wàll bi mën nga am tiers bi mbaa quart bi tamit aussi jàmbaar dawul dafay daani doole léeg-léeg da ngay am lenn nga jéem a am leneen am lu ko gën nga jéem a parce que aussi tey par exemple mën tegoon nañu question dépénalisation bi mais pour ñu neexee tamit bu ñu adopté code bi ëllëg ñu tegaat ko sur la place publique naan ñun dañuy laaj dépénalisation bëgguñu journaliste dans le cadre de son travail ñu koy yóbbu prison loolu tamit c'est possible dépénalisation boobu nag moo yéexaloon liggéey bi est-ce que kon waxaat ko fi sax waaw mais xam nga parce que déjà déedéet ça dépend dama ne mën nga procéder par étape boo amee li nga uti leneen te et puis loolu ñuy wax ne dépénalisation moo ko yéegaloon rien ne le prouve d'autant plus que législature bi fi nekk ñi fi nekkoon ak ñi ñëpp loolu la wax dañ ne journaliste yi ñooy kan jéggaloon leen ko bañ koy mën a saytu parce que boo xoolee ñoo ngi fin législature donc 12e législature bi mu tàmbaleeg léegi ñoom ñoo ngi door a jot code bi pour mun ko wote mbaa mun ko rejeter donc a priori ñuy wax loolu tamit peut-être. mais daanan bokk ci commission yi comme ni nga waxee di dem quoi ci travaux yi di joxe seen xalaat. léegi y a une semaine depuis Ablaye Wade la woon ba léegi. boobu temps Ablaye Wade la. y a une semaine code bi ñëw assemblée nationale si député yi. sinon am na ay député yi nga xamante ni daan nañ xar seen tànk tubéy jëm def seen képp laay kattan gëstu si ku mel ne Moustapha Diakhaté ñu koy remercier jéem a gëstu lu si am jéem a xool dan la ñuy mën a fexe ba am ay place de convergence pour ñun ñëpp mën a taxaw waxtaan si xam lu ñuy def ba pare am code bu baax code bu consensuel. donc je pense c'est pas trop tard il faut qu'on ait à se battre. beneen laaj bi moom mooy rek code bi maintenant ñi ngi jëm ci adopté ko comme ni nga ko waxee dem yóbbu ko ci plénière jàpp nga ni bis bu ko adopté ba promulgué loi beeg yu ni mel jafe-jafe yi journaliste yi dina jeex Sénégal. non ne jafe-jafe yi dina jeex moom loolu ndax sa bopp la waaye ñun am nañu yaakaar ne kat code bi dina permettre ay avancées yu mag dina indi ay saafara si ay yenn questions yu majeures par exemple tey ay lu mel ne ay définition journaliste la mooy entreprise de presse donc dina am léegi boo seetloo élément bi jàll kan daan na wax wàllu publicité bi ak affaire yooyu marché publicité bi tamit foog ñu organiser ko. journalistes yi ñoo ngi sàkku convention collective bu bees loolu tamit du code bi. loolu discussion la entre syndicat bi ak patronat bi te defe naa ne lii nañ ko tàmbali nañ ko parce que convention am na solo loolu parce que mooy fixé payoor yi. yaakaar naa ne daal cadre global bi dinañ ko déblayer mën nañ def fondation bu rafet bu baax bi nga xam te ne lépp lu su mën a tegu dina baax waaye jafe-jafe yi duñ jeex mais dinañ saafaaral si ay méthodes yu bëri yu ñu jànkonteel. peut-être laaj bu mujj bi mbiram élection législative yi la gis na liste yi bari nañ presse bi aussi justement ñu ngi leen di xaar est-ce que jàpp nga ni topp juróom-ñaari liste non 40 ñeent fukk ak juróom-ñaar mbiram équilibre beeg yooyu mais loolu aussi quand même défi bu rëy la. waaw défi bu rëy la xam nga ñun ce qui est dramatique mooy c'est comme si on était pris en otage à part les politiques askan bi journalistes yi tamit ras dolli parce que ñun suñ devoir mooy képp lu fi am comme xibaar ñu egge ko askan bi si anam bu gën a rafet dans le plus grand professionnalisme. léegi nag élection yi dina doon ay jongante yu metti lool liste yi bëri na kenn du si mën a
xàmmee sa bopp gis sa bopp mbaa xam ni ngay war a liggéeyee mais je pense que on ne peut pas réinventer la roue. Il y a les règles immuables professionnelles il faut que les gens restent professionnels ñi nga xamante ne yaa ngi koy couvrir essayer de faire le maximum rendre visible tout ce qui est possible tous les candidats possibles par rapport au projet qu'ils présentent aux populations aux Sénégalais mais surtout à leur localité xam nga scrutin bi dafa doy waar dafa am liste nationale am liste départementale donc c'est pas trop évident même pour nga gis yenn candidats yi te puis campagne électorale boo amee expérience di nga xam ne am na yenn candidats yi ils ne sont que dedans ñenn ñi duñu mënuñu mobiliser sax seen koñ ñenn ñi aussi lii mais je pense que ñoom ñëpp am nañ dignité ndegam dañuy laaj suffrage population yi te journaliste war na keexee kémtu laa kàttanam malgré jafe-jafe yi ñu lii ko defe naan tamit wàll boobu nañ xaar CNRA ñoom war amal nañ benn ndaje mais ñun lu ñuy ñaax suñu mbokk taskati xibaar yi mooy qu'il reste professionnel sans parti pour ñu def seen liggéey fexe seen kéem tolluwaay kàttan dans la mesure du possible àggee askan bi gars yi lu ñuy proposer pour bu ñu nekkee débuté pour ñu taxawal leen ko dina metti waaye je pense que lu metti aussi yàggul. jërëjëf Ibrahima Khalilou Ndiaye ma fàttali yaa jiite SYNPICS kuréelu journaliste la ngoon wax nga ko am ngeen daje yéen waa CAP ngir rek càmbar code de la presse bi ak li ci mujj xaw maanaam adoption bi ci commission bu assemblée nationale wante tamit plénière bi ñu ko jàpp ñaar fukki fan ci weeru juin bi ñu nekk ñu wax mbiram njàng ak njàngale ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru liggéeyu amphithéâtre yi nag yéex na yéexaay goo xamante ne yéem na recteur ba tax na sax am na étudiants yoo xamante ni ña ngi ko doon métti lu wante moom mi ngi dalal xel yi moom professeur Ibrahima Thioub ne dina def kéemtulaay kattan rek ba ñaax entreprise bi yoroon liggéey bi mu terminé yooyee travaux su ko defee jafe-jafe étudiants yooyu mën a jeex ñu déglu ko ci micro di Saprera. Merci. ngir door sumb liggéeyu ñu defaraat bérébu jàngukaay yooyu ñu dénk ko ay këru liggéey ay entreprise yooyu pour ñu liggéey dañu am contrat ak état bi ki nga xam ni kii moo koy saytu ngir état bi du université moo koy saytu kuréel la gu ñuy wax agence de construction des bâtiments et édifices publics ñun université li ci suñu wàll mooy ñu liggéey bi waxtu sàngam lay tàmbali waxtu sàngam lay jeex diggante boobu juróom-ñetti weer la woon lañ ñu waxoon ne la liggéey bi di am ci juróom-ñetti weer ñun ñu fexe leen ay pexe ba njàng mi bañ a dakk doonte que amatu leen béréb yi ngeen di jàngalee wut leen ay pexe ba njàng mi bañ a dakk waaye amphithéâtre faculté des sciences juridiques et politiques entreprise bi ETDM moo ko yor ba waxtu bi may wax ak yéen nii amphithéâtre yooyu jotaguñ ci te amphithéâtre yooyu dafa ëmbaale ay kàgguy téere yoo xam ne yi bu jotul ci kàggu yooyu xale yi duñ mën a waajal njàng mi ñuy jàng mi leen jàngalekat yi di jàngal. xibaar bi ci tënk fële ca CESTI di centre d'étude fa bi nga xamante ne moom lañ tàggatee journaliste foofu tamit am na élection ngir direction bu kan moo war a wutu Ibrahima Sarr ma nekkoon directeur ba am na nag ñaari candidat di Kousson Traoré ak monsieur Dieng bi nga xamante ni dafay jàngale kàllaamay nasaraan kon vote bi tey ji la leen ci dellusiwaat xool kan mu leen mujj a fal ngir rek mu daal di wutu Ibrahima Sarr fële ca CESTI ñu dem fële ca Ziguinchor tey nag fukki fan ak juróom-benn ci weeru juin mooy bis bi nga xamante ni moom la fii ci Afrique moom la ñuy wax journée de l'enfant africain ba tax na daal gone yi nga xamante ni dañuy liggéey nekk ca Tambacounda Kolda ak Ziguinchor daje danoon leen ca Ziguinchor ngir rek ñu wax jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy nemmeeku maanaam gone yi di liggéey ñi amal lu ni mel nag bëgg nañ rek jafe-jafe yooyu ñu daal di ci indi saafara ñu daal di déglu soxna Kati Mané moom kenn la ca ñoom ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mandia. am na xale yoo xam ne ñun dañ leen di ne enfant domestique de maison. ñuy liggéey wàllu mbindaan ñu nekk ci kër yi mu am ñoo xam ne tamit ñu nekk ci atelier yi tamit di fa liggéey léegi bu may gis jafe-jafe yooyu mooy maanaam ñi nga xam ne kenn ku ne fi ngay liggéey jafe-jafe yi ngay jànkonteel liggéey bi lay doon parce que boo jëlee atelier yi ñaari catégorie la ñu am xale yoo xam ne dañuy dem école bu ñu wàccee ñu ñëw jàng métier am xale yoo xam ne ñoom typiquement dañuy jàng métier
bu ñu amulee conditions yi ñu on considère que ay jafe-jafe la conditions yi mooy lan sécurité bu ñu war a am pour jàng métier bi ba mu mokk wala boog yen bu ñu leen di yen bu dee ci kër yi nga gis xale boo xam ne âge am matul ñu jox ko liggéey boo xam ne ëpp na ko daal moom ba nga xam ne moom bu liggéeyee sax ba wàcc sax du mën a njëriñ boppam. ñun bu ñu amee cas boo xam ne dafa laaj jaar justice ay moo la ñuy dem bu dee cas de viol am nañu ñett ren yi nga xam ne ci commune yi ñuy intervenir surtout loolu yëpp ay jafe-jafe la yoo xam ne dañ koy waxtaanee ci association bi wala ci quartier yi nga xam ne foofu la groupe de base yi nekk association bi foofu lay intervenir wala boog ENDA. Madina Gounass ginnaaw rek daaka ji fi amoon ren te lu toll ci fanweeri doomu aadama ñàkk ci seen bakkan loolu nag tax na gouvernement bi bëgg xeex lu ni mel tabaxal leen forage boo xamante ni lan ci def ci koppar toll na ci ñaate million xalif ba nag di Thierno Amadou Tidiane Ba daal di nag rafetlu rek jéego yi nga xamante ni nguur ak Sénégal ñu ngi koy def foofa ca Madina Gounass ngir seen jafe-jafe ndox ñu mën ko saafara. Ministre de l'hydraulique Mansour Faye moom moo doon jiite xeer wu njëkk woon fa doon tekk ngir tàmbali liggéeyu forage boobu ñu déglu ko ci micro suñ correspondant ci région bu Tambacounda di Moussa Omar Gueye ak Amadou Diédhiou. ci maanaam ci invitation SDE pour ñu poser première pierre bu forage bi nga xam ne SDE moo ko jagleel Daka bi fii ci Médina Gounass bu ko jagleel Daka bi maanaam jagleel na ko sax ministère de l'hydraulique et de l'assainissement maanaam jagleel ko état du Sénégal jagleel ko président de la République mu nekk maanaam jéego bu am solo parce que ñëpp xam nañ ni fii problème ndox xawoon na fi am ci Daka bi passé lakk bi amoon bi yàqoon na même maanaam benn forage bi ñu fi doon gas waaye yàlla def na ni tey jii loolu bu neexee yàlla ak forage bi nga xam ni SDE joxe na ko gëm naa ni fii léegi Daka bii di ñëw problème ndox dootu fi amati d'autant plus que forage bi ñu def nii dañ ko defaraat ak am na beneen boo xam ne daañu ko ci yokk mu nekk ñetti forage yu nga xam ni dana dugg fii ci Daka bi pour que problème ndox dootu fi amati même bu ñu fekkee soxla nañ ndox pour def leneen aussi maanaam ndox moom bu neexee yàlla dana nekk lu disponible weesuñu Daka bi sax en plus c'est que même boo demee ci dëkk bi ci biir dëkk bi ba nu fa gis jaaree léegi gis ngeen benn forage boo xam ne pare na château d'eau bi pare na réseau moo ci des réseau bi bu neex yàlla fi léegi ay fan yu néew dañ ko tàmbali pour que ndox dootul amati problème ci dëkk bi ci boppam boolu ci tamit fi léegi semaine prochaine bu neex yàlla am na benn marché appel d'offre dañ koy lancé dañuy jëlee ndox mi ci dex gi transféré ko ñëw yokk maanaam production bi au niveau donc ci dëkk bi. ca commune bu ngi ca nekk ca diwaanu Ndar foofa nag waa commune ba jël na lu toll ci 4,000 hectares daal di koy jox sàmmkat yi ngir rek seen ab liggéey gën a mën a yomb maire ba daal di profité ci occasion bi sàkku ci société bi di seen huile seen éthanol ñoom ñi nga xamante ni ak moo woon lu toll ci 20,000 ci ay hectares te exploité wuñ ko ñu jël suuf soosu jox ko ñi nga xamante ni mën nañ koo jëfandikoo ca diwaan ba. Adama Sarr moom mooy maire Ngidj ñu déglu ko ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. conseil yi daje nañu may nañu leen 4,000 hectares en attendant su fekkee yàlla def na état bi def si loxoom ba ni nu ko bëggee nu amee ko bu leen doyuleet ñu dolli leen ndax àll baa ngi fi te ñoo ko moom. seen huile seen éthanol la ñuy wax li ko taxoon a jóg yàlla def na defu ko mais nag ñi ko yore sénégalais la ñu comme nun waxu nu ni nañu leen xañ dañu ni nañu leen jox li ñu mën a liggéey li ci des ñi jox ko doomu commune bi ñu liggéey ko wut ay partenaires encore ñi ñëw liggéey fi ndax suuf bi pour mu tëdd amul njëriñ ndax am nañu fii benn projet bu ñëw West Africa Farm 200 hectares li ñu leen joxoon bi nu gisee ne am na njëriñ dolliwaat nañ leen 200 hectares président li mu wax ci wàllu xëy bu fekkee dañuy ci boole secteur mbay mi romb na ko bu yàgg lii muy def noo ko dàq fop bayatul huile bayatul éthanol nañu ko jox la mu tollool man ko bay li ci des nañ ko delloo population bi. wàllu tàggat yaram football benn ponk la première édition tournoi bi naan Spice Cup amal nañ ko Mbour Petite Côte ak waa Spice Cup ñoom nag daanaka ñoom ñoo gagné ci rek junior yi ak cadet yi ñi nga xamante ni ñoom ñooy initiateur boobu projet di Joseph Dayo ak kii di Aldo Pinto rafetlu mbir mi ne seen mébét mooy rek fexe ba nga xamante ni ndaw ñi daal liñ bëgg muy tàggat yaram rawatina football boobu ñu mën cee tekki ñu ànd ci ak moom ci micro Cheikh Tidiane Diarra Cheikh Sadibou Diarra ak Modou Diop.
suis très très content parce que ça vient de loin. J'avais pensé à une académie quand je jouais encore. man dama am yéene lool taxawal ab académie football at yëpp ci laa doon xalaat jamono ji nag gis naa ne mu ngi antu suñu tournoi bi nag amoon na qualité trop ay recruteurs bàyyeekoo fu nekk ba ci Europe teewe si ko ñu ngi am yaakaar ne dina am ay xale yu ci am seen chance ngir mën a nekk ay professionnels bu loolu weesoo tamit ñu ngi am mébét def yeneen édition ci at yi di ñëw. Bien sûr, on espère qu'on aura des autres éditions, oui. Donc les objectifs c'est toujours ici, seulement que de venir 10 fois. suñu objectif mooy tournoi bi gën a am gëdd ci noonu sax dinañ jox xale yi ñu mën a mottali seen gént doon professionnel bu doon benn lañ ci séntu léegi moom mënees nañu wax ne téeméer mën nañu am yaakaar. Peut-être que sont 100 jeunes qui peuvent rêver et voir. ponk bu mujj ci xibaar yi li gën a fës ci yenn kaay yi la ñu ànd ci ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf fu ndekete golo xàmme na kër gu am xaj ku ko weddi laajal waa COJER convergence des jeunes républicains wala nga ubbi l'observateur ñaar ñi ñu dàqee ci cabinet bu président Macky Sall ndax ŋàññi guñ doon ŋàññi ni président Macky Sall defee liste investiture yi l'observateur nañu loolee moo tiital ndawi COJER yi ba tax ñu jekkalaat seen toogaay la ñu doon ñaxtoo go tëbaka daal di wax ne président Macky Sall tegu leen fenn ni mu doxale ci investiture yi dafa ginnaawal jeunesse bi seen position boobee tegaat nañu ko ci suuf wanaasuwaat nañ seen ñaxtu ya toog seen toogaayu jeune loolee lépp yéenekaay bi nañu démb la leer bi leen premier ministre Mahammed Ibn Abdallah Dionne woolo doon waxtaan ak ñoom li mu leen wax moo di yoon wi nga xam ne parti bi xutti na ko nañu ca tegee tegginu te teg ci suuf ñaxtu yeeg yu ni mel respecté tànneef bi président Macky Sall def journal bi nañu ba mu waxee ba sottal moom premier ministre ca la ko Thérèse Faye ak ña mu àndaloon ne ko coow li du woon ñun ay nit yu yàq tax a jóg ñoo jógoon rax ñu ngir bëggoon a jaxase carte gi l'observateur nañu dibéer ji di ñëw ñoom ndawi APR yi ca palais ba la ñuy ndogoo ne président Macky Sall moo leen invitation ndogo la Sénégal nañu Macky Sall ak dënn yi mu yëkkati ak xol yi mu tàngal ci investiture yi loolee lay jéem a dabaatal ak di seet nu mu ci rëccanti ko moo waral audience yu bari yi mu nekkee ca palais de la République am na ay jegeñaale Harouna Dia yu mu dalaloon démb ci audience ca palais ba ngir doon régler ak ñoom coowal politique li lëmbe Fuuta recevoir na it ay militants yu Koumpentoum ndax ñoom dañu doon ñaxtu keroog ba ñu yëgee ne seen waa ji di Omar Sy Macky Sall da koo génne dugal ab transhumant bu ñu naan Sidi Traoré loolee daf leen a metti woon lool démb nag ngir bëggoon a rëccanti ko journal bi ne nañu moo waral ci audience ba le président Macky Sall tànne El Hadj Ba mi maire bu Mexto ga ca Koumpentoum def ko conseil spécial bu président Macky Sall yaramam tàng na jër jamono ji jëlal xët mu njëkk Vox Populi ginnaaw Maguette Ndong ak Ansoumana d'enfant yi mu dàq bërki démb ndax wane gu ñu wane seen ñàkk ànd ci ni président Macky Sall doxalee ci liste investiture yi ba doon ko ŋàññe taxoon ñu dàq leen yéenekaay bi nee nañu bukki ba leen mattoon mattaat na keneen mu di Mohamed Ali Sega Camara li ko jural dàq gi moo di moom Ali Sega Camara dafa dem déposer beneen liste parallèle l'observateur nañu Ali Sega Camara ci Macky 2012 la bokk moo ne woon it secrétaire exécutif du conseil de la sécurité alimentaire Ali Sega Camara borom sàppali Macky Sall sàppali na ko ba mu saf sap journal La Tribune mel na ku naan ko moom Macky Sall na wàcc te xam ne Abdoulaye Wade ngi ñëw te Abdoulaye Wade nee na bu ñëwee li koy indi Sénégal mooy taxaw ngir jàmmaarloog Macky Sall kàdduy Abdoulaye Wade yooyee moom la journal La Tribune xëyee Sud Quotidien xëyee Pape Diop këram ma nga yëngu moom jiital bokk gis-gis sagara nga fay xeeñ ndax journal bi nee nañu dem gi mu dem bokk ci coalition gagnante watu Sénégal ci biir bokk gis-gis am nañu ci àndul ñu ànd ci enquête dina kay xooli fa Cheikh Tidiane Gadio tête de liste coalition Sénégal day dem moom la journaliste yi enquête di xëy dalal di waxtaan ak moom du dara lu mu bàyyi moom Cheikh Tidiane Gadio ànd bee dagg diggam ak Abdoulaye Wade ak diggam ak Abdoulaye Baldé gis-gis bi mu am ci nguurug Macky Sall ak ni muy doxe ba ci wootey député yi lépp ministre affaires étrangères ba woon di Cheikh Tidiane Gadio wax na ci enquête dina kay ak ni mu tënkee waxtaan wi ci xëtamu njëkk moo di Gadio sàllar ñi ko na Cheikh Tidiane Gadio nañu Abdoulaye Wade nangu na bu baax a baax liggéey bu am solo bi ma def ci li ko fi jëlee ñu jël Le Quotidien mi xëy jëlante ak waa AFP appel du 16 juin def na tey fukkeet ak juróom-ñett 6 juin 1999 la woon lii yéen a kaay bi gis léegi ci alliance des forces de progrès mu di AFP ak li leen dal moo di parti bi amatul ëllëg AFP sans espoir parti Moustapha Niasse bi dee na bu yàgg lii rey nit ñi ndànk-ndànk Vox Populi nee nañu moo di bouillon yi maanaam saf-safal yi jigéen ñi di toggee saf-safal yooyee di bouillon yi ñoo ngi dimbali jigéen ñi ci seen biir waañ waaye ñoo ngi rey nit ñi ndànk-ndànk bi leen journal bi bouillon yi dafay indi tële ci góor dañuy tax jigéen du mën a am doom di joxe feebaru Alzheimer bouillon yi dañuy joxe cardiaque Vox nañu li nga xam ne daal bouillon yi muy saf-safal yi mën nañu ko moo di fattar ñi foos bu fat raxas ay karo ak i duus boo amee xar mu bëgg a tàppit bouillon yi mën nañ koo tàpp. Mamadou Mohamed Ndiaye jërëjëf mbokk yéen it jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futur Média fii la ni yam ak yéen ci xibaar yi ñu ngi leen di ñaanal àjjuma ay jàmm.